asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn ceeb boo xamante ni dafa neex loolu sax ñu koy wax toujours ñankatang ci série ñankatang yi lay bokk donc ñankatang la boo xamante ni comme genre c'est bon lay nekk mais ba tey am na différence donc dafay nekk ñankatang boo xam ni dañ koy def ak tuuti fruits de mer ak aussi jën boo xam ne dañ ko fumé daal di koy booleeg su la neexee sa bisaab su la neexee nga def ci suul yooyu yëpp donc boole ko nag ak sauce bi nga xam ni day nekk sauce boo xam ni c'est fait à base de crème mu nekk cœur li ñuy wax cœur voilà moom mooy paañ defe naa voilà moom la donc sans plus tarder li nag moo si dem dinañ soxla poisson fumé comme li ñu wax noonu ku nekk bi nga am koŋ wala yaa xam boo am man kobo bi laa fi amee donc moom laay jël daal di koy fejet def ko ci ñankatang bi dinaa soxla aussi jën boo xam ni moom laa koy booleel jën bi c'est optionnel su la neexee nga bañ ko ci def ci boppam mais man damay bëgg toujours di am jën à côté nga xamante ni bu fekkee nit tombé na ci te moom bëggul ceeb par exemple mun na lekk ci jën yi donc jën boo am rek dañ koy lakk incha allah bu la neexee nga saaf ko dinañ soxla aussi comme li ñuy wax fruits de mer yi nag tey yi may jël yu simple rek laay jël damay jël tuufa mu nekk nii daal di jël aussi crevette yow yaa xam bu la neexee nga jël bu tooy bi wala nga mélanger man bu wow bi laa fi yore tey dinaa jël li nga xamante ni moom mooy kaani ak tuuti laurier dinañ soxla aussi géej tey moom am naa géej temps yi moom dama xaw a am kii géej donc macha allah. dinañ soxla aussi li ñuy wax rek paañ bi nga xam ne dañ ko togg ba pare dindi ko donc tey jii utiliser wu ma bu ñu fumé bi bu la neexee mun nga jël bu ñu fumé bi aussi mais comme damay utiliser yoxos bu ñu fumé moo tax jëluma paañ bu ñu fumé donc yoxos bu ñu fumé mi ngi nii dinaa si def tamit tuuti légumes comme d'habitude rek légume bi c'est optionnel dinañ soxla bisaab donc ma am fi spinach moom mooy épinard bi ak aussi tuuti kii kanja pour defar ko genre kucca yooyu noonu dinañ soxla ceeb pour ñankatang bi sel ak tuuti suñu mélange d'épices donc man yor naa fi ñaar yëpp quoi bu rouge bi ak bu jaune bi dinañ soxla aussi citron kaani tëmbal dinaa soxla tamit tuuti tamaate moo xam bu doom bi ak bu kii bi bu loqati bi voilà loolu c'est pour defar sauce bi donc sans plus tarder duñ def rek lu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen dañuy daal di ñëw rek defar marinade wu jën bi donc boo ko teelee mariner mu gën a noppal la et puis ji gën la kiyal gagneloo temps man li ma fàtte woon cité sànq moo nekkoon huile bi donc ku nekk rek huile bi nga am bismillah donc moom ngay def ma def aussi tuuti citron bismillah daal di jël sama mélange sama épices yi donc fii nii li ma yore ci épices yi dafa nekk ail en poudre oignon en poudre ail moo nekk nii jël fii kii persil bu wow bi tuuti piment ak aussi tuuti cajun donc loolu c'est optionnel donc ku nekk bi nga am rek moom ngay def damay daal di ñëw jël ci ail en poudre oignon en poudre bismillah ak ail bu tooy bi cajun daal di jël oignon bi mu ngi nii kaani ñu daal di jël aussi tuuti ci persil bi yépp sax laay def voilà ñu jël suñu mélange d'épices bi nga xam ne moom la ñuy def c'est fait maison voilà ma daal di jël un peu de sel def ci bismillah ñu yëngal bu baax bu ñu paree massage ko ci kaw jën bi bismillah dañuy jël rek commencer def marinade bi marinade bu gaaw la ñuy def simple gaaw voilà gis ngeen donc dañuy jël jën bi rek commencer ko lakk man fii laay def yëpp lakkee ko fi incha allah ci sama e-wave bi voilà mangook suñu paree rek daal di jublu directement léegi ci ceeb bi incha allah voilà gis ngeen fii nii dañu teg suñu ndox bi donc dañuy def rek comme ñankatang mais pour le moment dañuy daal di def suñu kii bi tuufa bi ci biir bismillah selon votre préférence rek gis nga léegi ma daal di jël tuuti kaani
tëmbal ko def suñu laurier bu ñu paree dañuy daal di def tuuti sel def aussi li ma fàtte woon ñok man dinañ ko ci def tuuti ci biir muy fish sauce bi ak aussi suñu kii ni ñu koy waxee suñu légumes yi voilà donc légumes yi day ñor rek ma daal di seppi bu ko defee ma daal di ñëw commencer defar kii bi def ci ceeb bi incha allah donc mu ngi nii suñu fish sauce bi la ñuy def bismillah voilà ma def sel léegi nag après damay ñëw def légumes yi comme ni ñu leen ko waxee. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw seppi suñu légumes yi donc kii yi duma ko seppi tuufa yi mais dinaa jël légumes yi nii bu ko defee nag léegi incha allah ñu daal di ñëw lijjanti suñu kii bi daal di sóor donc gis nga ni mu gaawee bismillah voilà gis ngeen léegi dañuy def tuuti citron rek bismillah ñu daal di jël suñu huile bi bismillah ñu def ko mel ni comme kuy togg ñànkatang gis nga léegi nag ñu daal di ñëw jël suñu géej def si mu ngi nii bismillah léegi damay bàyyi ba ci kanam tuuti ma def ci kii bi ba nga xam ni ndox bi jeex na ba ma ëlbati benn ëlbati ma door a def suñu kong fumé bi ak aussi suñu yoxos yi ñu fumé yi donc noonu rek la ñuy def après ñu ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen ceeb baa ngi nii comme li ma leen waxoon léegi damay daal di def crevette bu wow bi kii doon def bu tooy bi tamit mun na bàyyi ba ci kanam tuuti rek mu door a def bu tooy bi gis nga. quantité bi c'est selon votre préférence léegi ma daal di jël kii bi gis nga lii diw bi nga xam ni mooy ànd ak suñu yoxos bi nga xam ni dañ ko fumé gis nga day amaale liquide aussi mi ngi noonu léegi dañ koy daal di ub bàyyi ko nag ba ñu ëlbati ko après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen fii nii suñu légumes yi nga xam ne pour sauce bi la ñuy ñëw lijjanti fi mu nekk nii donc oignon mu ngi nii ma am tomate fraîche ma dagg ko ma am poivron bu vert ak bu rouge optionnel daal di am fii ngeen gis ni kaani salade mu nekk jalapeno moom tamit c'est optionnel donc léegi loolu la ñuy jël daal di koy nokkos fii rek. bu ko defee nag ñu daal di jubal ci sauce bi incha allah ma koy def en 2 étapes comme ça du mokk rumbax voilà gis ngeen suñu sauce bi la ñuy ñëw commencer defar donc ma daal di jël paañ bi gis nga mi ngi nii donc ma daal di koy def après diw laa ciy def bëgguma ci def diw bala muy tëb sama kaw donc dama bëgg ndox bi deñ ba pare avant ma ciy def kii parce que aw ma woon temps dégivrer lu bare donc mu ngi nii nañuy bàyyi ba ci kanam tuuti après ñu def ci diw léegi daal di ciy def aussi suñu nokkos bi moom aussi sauce bu gaaw a gaaw la te beneen astuce bi ngeen xamante ne bëggoon naa ko ci génnee mooy par exemple gis nga lii nii mun nga ko def ak su la neexoon soosu escargot loolu mooy comme li ñuy wax yéet mais nekkul yéet bu fermenté comme ni ñu xamee Sénégal yéet boobu déedéet bii mooy yéet yi nga xam ne da nga koy def soosu mburook yooyu donc mun na nekk voilà gis ngeen léegi dañuy daal di def suñu tomate gis nga mu nekk nii tuuti rek lañ ci soxla gis nga couleur bi ni mu def nii loolu lañ soxla woon nga xam ni dafay doore dëgër xaw a dëgër tuuti gis nga mel ni comme si dañ ko lakkoon fekk kenn lakku ko ñu ngi nii léegi ay tamaate bu dog sax dama fi toog di ko fi xaar damay daal di def nii rek def ci sama nokkos incha allah voilà gis nga lii mooy sauce bi ci boppam léegi nag ñu daal di jël suñu restant ingrédients yi mu nekkoon suñu épices yi ñu deseloon sànq ail oignon en poudre ail en poudre ak kaani ak tuuti cajun bi bismillah ni lañuy def rek après nga xam ne suñu paree incha allah dañ koy daal di njuluk tuuti pour soble bi ñor rek bu ko defee nag léegi ñu daal di ñëw préparer fekk jën yi pare bisaab bi pare ceeb bi di ñor aussi donc ñu ñëw rek après daal di leen won bu ñuy mélanger kong bi ci ceeb bi incha allah macha allah waaw kay mangook gis nga donc daanaka pare na léegi dañuy ñëw rek ñëw daal ci def kii bi kong bi incha allah bu ñu defee kong bi rek dañ koy teg nii ci kaw léegi daal di koy mélanger ndànk moom tamit bu ko defee ñu nettoyer daal di ñëw yàq nag incha allah.
waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk beneen version ñankatangu Casamance yi ñu indi leen version boo xam ne dañ koy boole aussi ak poisson fumé donc mu nekk lu neex loolu mu am ay fruits de mer ci biir maanaam ay paañ ak ay yoxoos yu ñu fumé ak tamit crevette donc ngeen gis ko noonu ñu boole ko ak suñu sauce bi nga xamante ni c'est fait à base de clem mu nekk paañ voilà paañ lañ ko defaree mu neex loolu macha allah donc lii nag ngeen gis ñu boole ko ak bisaab ak aussi diw ñor defu mu si diw tiir parce que tey jii dama bëgg ñu ñam kii bi si boppam safaayu soosu kii bi soosu paañ bi voilà donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo ñu ngi la koy jox plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo daal di si tànn quelque rek jox na ko soxna Absa Bal li muy defar moom ci c'est bon moom kenn xamul nu mu toll mais moom yi muy def moom macha allah di ko jox di tànn aussi si foofu suñu sœur Maguette Ndiaye Kër Massar yaa Seyda ñu ngi la koy jox j'espère que dina la neex di ko jox aussi Ndey Lalla sama rakk fële ci Maroc di ko jox aussi Aïcha Mbaye ma chérie maa la gën a adoré fuuf bon dinaa la attacher le vidéo bi pour mélange d'épices yi incha allah di ko jox sëñ Bàcc Samb Pape Gora ci Atlanta di ko jox aussi Amadou Dian ci Denver ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy def Pencum Bichri ci Bichri TV émission bu neex a neex émission d'actualité di ko jox aussi Aïda Mbodj ak suñu sœur Aïcha Mbodj di ko jox Aïda Khadim Mbaye ak Won Marie di ko jox Ngone Thiam ak Mam Ndiaye Oumou Sall ma sœur maa ngi la koy jox di ko jox Mariem Diop tey jii ñoo leen jëloon nag jox leen émission bi j'espère que di ngeen ko essayer te dama leen di wax carrément que ni tuuti du ma yàq dara parce que ñankatang bi neex na neexaay boo xamante ni même boo defarul ay jën wala defaroo bisaab wala sauce ñankatang bi kese dafa neex man gars yi ñi doon filmer dañ doon lekk affaire yi tuuti du ma nee naa leen bu yàggoon tuuti du ma yàq dara donc di leen wax essayer leen ko bëgg naa gis seeni version nan ngeen ko defaree te vraiment bëgg naa am ay retour aussi parce que su ngeen ko defee parce que fan yi moom bu incha allah dinaa commencer génnee affaire yi recettes yi ma yóndee yëpp dinaa ko génnee nag bee boo nag ngeen di may yóndee seen recettes yi comme ça ngeen di bokk doo xam jamais kan laay kañ laay jël recette am di ko wane ci biir télé bi donc di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer mais aussi ki nga xam ne mu ngi seetaan te abonné wul na abonné bu ko defee ngeen gën ñu mën a exposer di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah